parce que dañuy wax ci les composantes de l'humain ak seen utilité am kuy laaj li ñuy tuddee sens de perception ndax ci bët ci gis la dellu wala ci xol di laaj aussi le sens de l'entendement ndax ci nopp la aju wala ci xol la aju Nikola Tesla moo résoudre problème boobu ndax ci waxam boobu mu ne ñetti chiffres yi bu ko nit déggoon dana xam li ko yàlla dencal mu ne 3 ni 6 ni 9 man wax jooju dama ko déggoon di ko étudier waaye yàlla xam ne góor gi sax ma ci gàgganti beneen affaire la xam nga ne boo nee 3 ne 3 dimensions wu nit yaram xel ak ruux waaye 6 bi kon mooy lan mooy fi bu nekk di abandonner étape initiale am jaxasoog moroomam yaram dootul nekk yaram kese dana jaxasoog xel jaxasoog ruux xel dootul nekk xel kese dana jaxasoog yaram jaxasoog ruux ruux dootul nekk ruux kese dana jaxasoog yaram jaxasoog xel capacité cachée yi nag ak capacité secondaire yi génn. Est-ce que yéen a ngi comprendre li mu bëgg a wax c'est très important ce qui fait que à partir de là mais maa ngi ciy waxtaan ak Moustapha Ndiaye bii bu ñu demee ba suura di am xet mais kon est-ce que li koy xeeñtu bakken bii la mais boobu sax sori na ndax bi làmmiñ di tare alxuraan ay capacité wu alxuraan boobu dafa am fu mu yem parce que daf si am beneen phase boo xam ne nit ñi xamuñu ko te mooy li nga xam ni aaya bi nga xam ni ruux moo koy tari c'est très important moo tax ayatul kursi bii ngeen miin di ko tari boobu du groupe original bi boobu pièce de musée bi ñu bàyyi ci arche la waaye vrai kursi bi tax ñuy wax boobu aaya bi li koy complété ruux rek ko mën a tari ndax làmmiñ kàddu yu dafa diis ci moom bu koy tudd di yàqu kon nag yamul ci li physique yamul ci li charnel dafa am leneen loo xam ne foog mu def intervention pour perception dëgg parce que dafa am loo xam ne dañ koy jaawale xam nga dañuy naan ku nekk ak sa dëgg baat boobu d'accord ma parce que ku nekk ak sa réalité la mën a d'accord réalité boobu ci perception ku nekk la de la dépendre perception nag ku si nekk ak sa bos boo xam moo xam dafa subjectif moo xam dafa objectif waaye yàlla moom ak lu mënti xew c'est la vérité même kon nag moom doo ko àtte ci réalité ci réel nga koy àtte ndax moom existence am ak lépp lu mu xas ba teg dépendrul ci yow li la neex ak li la neexul dépendrul ci li nga gis ak li nga gisul dépend ci say capacité ak li nga tële moom am na xas na ba am c'est fini moo tax il faut faire la différence ci baat yi comme d'habitude gis dafa am gis-gis am dégg dafa am déggin am astafurlah dégg-dégg am c'est très important parce que dégg-dégg mooy yow ni nga déggee waaye dégg mooy sens ba ca nekk réellement c'est très important dafa jar a xàmmee kon nag foofu perception il va falloir nit paramétrer boppam de façon à ce que du nekk perception bu dépendre nag léegi ci réalité bi mu tegal boppam da koy delloo boroom ji ne ko nag léegi yaa may yore ñu dellu nag ci 9 ba ndax 9 c'est 0 xaw ma nag ba xam ngeen fi mbir yi yëpp 9 c'est 0 parce que foofu sa yaram nekkatul yaram sa xel nekkatul xel su ruux nekkatul ruux yëpp la yàlla boole def ko benn ba pare taf ci boppam ne la léegi sonnatoo man maay doxal boo gisee mana boo déggee mana boo jëfee mana loo ñaan ak lu mu mënti doon man danaa ko def loolu la mag ñi am mais gis nga ci foofu sax ngay gis différence bi xam nga ci cadre scientifique lan la ñuy am da ngay am étude am extraction am transformation ci cadre matière première gis nga foofu la mag ñi rawee ñi ci des ñoom dañuy matérialiser
ci saa si lii lañ soxla expérience bi lañ bëgg a def substance bi lañ bëgg a créer téléporté nañ laboratoire bi élément yaa ngi ni taxaw na dajale nañ li ñu bëgg a dajale travaillé nañ la ñuy travaillé tëjaat nañ ko ndànk dugal seen poche doxi seen soxla mu jeex tàkk moo tax ku xamul li nga am xamoo ko waaye alors lu ku sàggan ku farloo koy jëriñoo noonu rek la toll. yaakaar naa yàlla wax na ni ma zaagal basaru wa ma taxa bu ko yàlla di wax xanaa ka muy waxal dafa jàkkaarloog moom beneen bi buñ ne lahu xalbun iza naamatil aynaani lam yanami te mooy buy nelaw sax xolam mu ngi communiquer ak asamaan ci loolu aussi ñuy laaj ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ni impact bi lumière bi doon def ci yaramam ba température am dépassé largement bu normal bi ñuy wax ni daan na dem ba ci mujj du dem boo yëkkatee xëy lan la sax mel ni da nga koy agressé lan mooy def loolu avancée technologique kese ndax xam nga kii ràññaañu yonent bi jaaxal dafa fekkul mu comprendre li téléportation te téléportation sax dafa xewe ndax am na koo xam ni lien am ak yàlla mais yàlla sax sore na ndax yàlla ku si nekk am na lien ak yow waaye koo xam ni à travers le temps dina wax ak nit espace taxu ko wax ce qui fait que foofu avancée technologique mooy différence bi parce que ni ma ko expliquer léegi mag ñi ñoom duñu fonctionner ñun ni ñuy fonctionner seen technologie suñu bos dafa bokkoon loolu leen di permettre li ñuy mën a def ñu koy def xam nga say nager mi ngi indi léegi mais moom àgg na ci évolution ak développement am yaramam nekkatul ban métal la looloo koy permettre ruuxam ak na mu toll yaram bi mën ko àttan waaye comme métal moom it dafa mën a garder chaleur beneen affaire la moo tax il faut que système de refroidissement am ce qui fait que nag léegi boo dugalee beneen élément ci équation bi booy ndee xëy la mu yàqu dafay déséquilibre le tout lan moo tax loolu parce que yow yaa ngi dégg laa ilaha illallah da nga xam moom raisonnement boobu ni muy def ci xolam da nga xam ban façon le organisme am di répondre ci loolu da nga xam moom signification bi loolu di am ci moom day mel ni teel nga jël sa ordinateur jékki-jékki ubbee na programme yépp dina chauffer c'est aussi simple que ça moo tax boo bëggee mu dalaat il faut ngay wàññi di wàññi c'est extraordinaire moo tax ni ma ko waxee rek matérialisation boobu moo tax ñu rawee ñu bëri c'est beneen affaire la